mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi safoo di suivre Thiénaba 24 ci seen émission wàllu Thiénaba seen mbokk Cheikh Tidiane Guèye moo dellu si ak beneen gan ci émission bii di wàllu Thiénaba xam naa suñu invité tey mooy directeuru campagne bu Khadim Gueye mi ngi tudd Mouhamad Al Amine Niane di nuyu kilifa diine yi di nuyu xalifa général di nuyu chef de village yëpp waaye itam di nuyu imam yi nga xamee ni ñu ngi ci commune bi yëpp di jaajëfal ki nga xamee ni moo nekk ci technique bi di suñu grand Talla Diagne di nuyu yéen ñi nga xamee ni yéen a ngi suivre Thiénaba 24 di aimer di commentaire waaye itam di ñu encourager ci liggéey bi tey nag ñu am fii gan gu màgg muy Mouhamad Al Amine Niane Mouhamad Al Amine Niane ñu bàyyi la nga présenté wu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin Serigne Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di jiital ci nuyoo bi Baye Cheikhou Thiénaba di Baye Assec di nuyu mboolem njabootu maam Ambari Ndak di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan à travers Thiénaba 24 di am mbégte bu baax a baax a baax di partager ak yéen plateau bi di wax ni gis nañu liggéey bi ñoo ngi leen di encourager ñoo ngi leen di féliciter gis nañ professionnalisme bi ngeen ciy àndal ñaan yàlla yàlla na yàlla def mu nekk ci chaîne yi ñu gën a tudd. merci beaucoup Mouhamad Al Amine bëgg nañoo xam lan moo la booleeg Khadim Gueye. waaw tout d'abord man maa ngi tudd Mouhamad Al Amine Niane maa ngi dëkk Kër Ibra Niane maa ngi fi laa juddoo fi laa yaroo nag fi laa jànge aussi àggale ji sama njàng Dakar jàng yu wuute aussi ba actuellement maa ngi liggéey au niveau du ministère de l'éducation nationale comme coordonnateur technique départemental des constructions scolaires maa département Tivaouane donc ci cadre génie civil ci loolu laay yëngu nekk technicien supérieur candidat Khadim li ma boole ak moom vision la gis-gis la commune bi la aussi dëkkandoo la mais dëkkandoo taxul ma ànd ak moom parce que am na ñeneen ñu ma dëkkal te ànduma ak moom mbokk la mais du mbokk moo ànd ak moom moo tax ma ànd ak moom parce que am na ñeneen ñu ma bokkal ànduma ak moom donc li tax ma ànd ak moom gis-gis la boo xam ni mën naa ni convergence des idées par rapport à la commune de Thiénaba moo ma boole ak moom. kañ ngeen xamante. Khadim ba ma ko xamee yàgg na parce que suñu mag la suñu papa la ñu dëkk ma dëkk Kër Ibra Niane mu dëkk Kër Maysa mu dëkk Touba Gueye ku wax Kër Ibra Niane wax Kër Maysa wax Daaru Mbodj xam ni loolu Kër Maysa la sama maam ak maamam ñoo sancandoo Kër Maysa Ndiaké ak Ibra ak Omar Joxu ay mag ak rakk lañu. macha allah donc kii dëkk fii donc Khadim sama papa la sama ndijaay la ci weneen wàll aussi muy sama mbokk muy sama lépp mais comme li ma la wax li ñu boole ci wàllu wi wàllu gis-gis la wàllu politique la. macha allah Mouhamad Al Amine yaakaar naa nag émission wàllu Thiénaba ñi ko miin yëpp xam nañ ni bokk na ci jublukaay bi mooy que ni jamono ji ñëpp ñu ngi ci terrain politique bi. yaakaar naa ni loolu moo sabab ñu tàmbalee émission bi ci di dalal représentant candidat yi kon ñi nga xam ni ñooy téléspectateurs yi di suivre ñoom ñi ngi xaar pour xam candidat bi nga xamee ni moom nga àndal di liggéey muy Khadim Gueye ñoo ngi xaar pour découvrir ko pour xam kan mooy Khadim Gueye foofu laay continuer laaj la kan mooy Khadim Gueye si jaar-jaar ak si jikko. merci beaucoup Cheikh Tidiane Khadim Gueye ci gox bi la juddoo dëkk diggante Touba Gueye papaam di Baye Bunaama ak Daaru Samb wala Bangaaj yaayam di ajarat soxna Samb mu juddoo fi yaroo fi jànge fi également comme ni fii doomu gox bi ñu bare jànge école bi école sëñ Ibrahima Seck la defee entrée en sixième jóge fi dem Dakar lycée actuel Lamine Gueye jóge ci am njàngam liggéey fi aussi nekk dans le domaine du tourisme parce que il est diplômé en communication marketing de communication bi mu fi jógee ci la jóge fi dem Europe nekk fa lu yàgg nag yokkaat am njàngam
ci wàllu développement financement des projets de développement nekk aussi ci wàllu diplomatie ak partenariat nekk aussi ci wàllu coopération nekk chef d'entreprise nekk koo xam ni homme de consensus la su ma nee homme de consensus parce que pendant plus de 16 ans mu nekk représentant Sénat au niveau de la délégation extérieure de l'Europe donc di organiser c'est lui qui organisait toutes les élections depuis 2006 à nos jours donc kooku ci wàllu Sénat donc kooku ku ko wax xam ni ku am loyauté la ku am kóolute la ku am confiance la koo xam ni aussi ku am gis-gis la ci wàllu compétence ak ci wàllu vision ak ci wàllu engagement ak ci wàllu loyauté donc nit la koo xam ni yaakaar naa élection nekk na lu sensible loo xam ni du n'importe qui lañ koy jox mu ko mën a diriger donc ku nekk ci branche bu mel noonu wala domaine bu mel noonu yaakaar naa homme de confiance la homme de valeur la ñun li tax ñu ànd ak moom wax naa la ko léegi gis-gis la parce que wàllu jikko daf cee nekk wàllu compétence daf cee nekk mais wàllu gis-gis aussi daf cee nekk parce que dañoo nekk ci jamono boo xam ne actuellement koo xam ni yow sa gis-gis fii lay am dañ lay romb moo tax ku yàlla dogal nga génn dem bitim réew gis lan mooy développement gis lan mooy wàllu li jëm ak fi réew mi fi àdduna toll léegi ci wàllu technologie de développement di nga xam kan moo am gis-gis ak kan moo amul gis-gis Khadim nag dafa doon nit koo xam ni yàlla dogal na yàgg na Europe liggéey na fa liggéey aussi ci àdduna bi pratiquement Khadim dem na ci 5 continents yëpp te lu mu fay dem liggéey moo ko fa yóbbu wàllu coopération wàllu projet de développement ci wàllu social moo xam en Afrique wala Asie wala feneen Khadim dina wax lu gàtt juróomi langue yiñ gën a xam ci àdduna wala bokk na ci yiñ gën a xam dina wax français dina wax anglais espagnol italien ak wolof bii nga xam ne moom la ñuy làkk kon kooku nit la koo xam ni tey doonul ku ñuy ak yóbbu di ko wan wala di ko interpréter wala muy am complexe mën a exposer ses idées wala li nga xam ni moom la am pour développement donc Khadim encore une fois nit la koo xam ni nit la à découvrir te yaakaar naa nit yi léegi passé nañu stade boobu parce que bi muy soog a ñëw xam naa dinañ ci ñëw ci kanam bokk na ci li ñu doon wax Khadim kenn xamu ko Khadim day yàgg xaalisam Khadim lii Khadim lële mais léegi actuellement mooy sujet campagne nit yi sama mbokk yi dinaa leen tànni xeer léegi même sax léppam moom la ñuy jëlaat di ci toppaat di ci répété pour wan ni dañu am suñu stratégie de communication stratégie de campagne boo xam ni moom la ñu déroulé te yaakaar naa incha allah ça va fonctionner jusqu'au 23 ñu jël ndam li incha allah. macha allah Mouhamed Al Amine wax nga ñu kan mooy Khadim Gueye si jaar-jaar ak si jikko mu nekk loo nga xamee ni luñ mën a apprécier la nekk na lu riche comme ni nga ko waxee waaye bëgg nañoo xam Khadim Gueye fu mu bokk ci wàllu politique. waaw merci beaucoup Cheikh Tidiane Khadim mën naa ni bokkul ci benn parti politique wala organisation politique comme niñ ko xamee Khadim c'est pas un politicien mën naa ko tuddee c'est un homme politique. un homme politique la différence c'est koo xam ni li ko ñor mooy affaire de la cité maanaam li suqali gox bi li doxal penc mi loolu moo ko ñor Khadim bokkul ci benn parti politique Khadim su ma ko mënee tuddee candidat indépendant mën naa koo tuddee noonu donte nag contrôle kenn moom philosophie mooy li ko ñor mooy Thiénaba li tax mu jóg mu yittee Thiénaba moo wax la dara Cheikh Tidiane Khadim laat am na plus de 50 ans ku dund ba am lu passé 50 ans te mosoo dugg ci politique te am toutes les compétences yi nga xam ni dañ koy soxla dans d'un homme politique xam ni kii kon li ko tax a jóg du intérêt personnel am Khadim su doon yëfi boppam rek wala intérêt personnel mën naa toog këram comme nekk ci ay liggéeyam di voyager ñëw toog Touba Gueye nekk ci li nga xam ni ak dund la pour boppam te mu am ko nag macha allah waaye dañuy toog di seetaan dafa rafetul looloo tax mu jóg takk ndiggam ànd ak ñi nga xam ni ñoom la àndal tey pour bëgg changer li nga xam ni moo fi nekk. su ma la déggee daal Khadim Gueye bootuwul ci benn parti politique. bootuwul ci benn parti politique bootuwul kenn koo xam parce que suñ naan bootu parfois dama koy dégg sax ñu naan Khadim diwa ko nekk ci ginnaawam wala diwa nekk ci ginnaawam. nee nañ maire moo ne ci ginnaaw Khadim passé na foofu quand même Khadim su maire toppatul ci ginnaaw du topp ci ginnaaw maire
parce que amul gisuma loo xam ne maire ëppale na ko. du am njàng du relation du fu mu dem du compétence du lenn te su doon dem sax ba koy def xëy na dina ko def keneen ak pas maire bi fi nekk parce que kilifaam tey su ko fëggoon tey di mën na su ko fa bëggee àgg mën na faa àgg donc loolu ay waxi politique la rek xëy na ñi koy wax. yéen ñi mu àndal statut bi mu am casquette bi mu am yéen moom ngeen am wala bokkoo leen yéen ci benn parti politique. waaw Khadim ñi ànd ak moom. pratiquement mën nga ni toute la frange mën nga ci moom nga ciy gis. am na ñoo xam ni bokkuñu fenn am ñoo xam ni société civile. am ñoo xam ni ci parti si man bokk naa ci parti politique. man parti Awalé laa bokk parti Abdourahmane Diouf. parti bi ñu ngi ko créé le 30 octobre. le 30 octobre bii passé permettre ñu nag biñ ko créé teel na mënuñu dem élection mais dañ ñu libéré ku ci nekk fa nga nekk mën nga xool ki gën ci gox bi nga ànd ak moom. loolu moo tax ñun ñu bàyyi suñu mbubu parti ñu ànd ak moom pour que lu développé Thiénaba. macha allah Mouhamed Al Amine. merci. waaw bëgg nañoo xam Khadim Gueye fu mu féete woon askan wi avant moo yittewoo gox bi. waaw Khadim fu mu féete woon askan wi. parce que li nga wax yëpp ci jaar-jaaram ku waroon a féete askanam fenn la. waaw la ciy déglu. waaw loolu nag effectivement loolu moom dama ciy tontu avec beaucoup de fierté. étant jeune. nekkoon joueur équipe jàppo bu Touba Gueye. nekkoon capitaine cadet. nekkoon capitaine senior. nekkoon coach équipe Touba Gueye. participer activement ci développement sportif bi fii xam naa li fi Khadim Gueye def Khadim dañu fekk ñun ñuy entraîner ci école bi ku wax école bi xam ni du moomeelu jeunesse bi peut-être communauté bi ñoo ko moom ñu fi daan entraîner di damm garab yi di tëb miir yi indi problème am problème terrain bu ñu entraîner Khadim ci mbaaxam toolam la dagg jox ñu ko ni ñu def leen ko terrain te ku ne xam suuf actuellement fi mu toll ak ni mu chéré doyatul mu jël ay camp mu jël ay tube jox ñu boole ci xaalis jox xale yi ni leen dem leen ngeen defar foofu donc mu nekk koo xam ni loolu ci benn domaine la mooy domaine sportif ci parce que tamit bala nga naan naam da nga fay nekk c'est-à-dire bala ngay laaj commune effectivement war ngaa mën a teg benn pas ñu ni lii kat moom moo ko fi def Khadim ci côté santé chaque année ku ne xam na gàmm gi màggal gi am Touba Gueye nga xam ni waa sëñ Baara sëñ Galas Khady Gueye moo koy organiser Khadim chaque année dafay jëli équipe ay médecins ak ay agents de santé ñëw indi leen fii jënd ay garab ñëw teg di consulter population bi fi nekk gratuitement di leen jox ay médicaments Khadim population Kër Maysa toll nañ temps am nañ problème ndox lu bëree bëri moo xam fii la parce que forage yu Thiénaba bi dem na ba à la limite attanuñu woon ñu am problème ndox mais dafa dem en waxtaan ak ñoom lijjanti ba tuyau jóge foofu ñëw fii foofu am problème mu dem jëli Kër Madaaro moo jënd tuyau yi moo fay main-d'œuvre moo def lépp ci xaalis boppam pour mu ñëw. mais problème ndox moom ba tey mi ngi existé. problème ndox ba tey mi ngi existé mais quand même ñun ñoo ci tane waa Thiénaba te grâce à Khadim nag parce que tey ñu ngi puiser ci forage bu Kër Madaaro comme ni ñu koy defee ci bu Anen beneen bi ci des aussi Khadim ci wàllu li tax ma ne la du politicien léeg-léeg dina def loo xam ni sax ñun ñu mu àndal dañu koy nëbbu wala boog du bëgg sax ñu wax ko ñëw na Thiénaba seen mutuelle de santé bi mu fekk mu am jafe-jafe ba ñu baaree leen ci pharmacie bi xëy na loolu sax ba mu koy def yàlla rek moo tax parce que boobu ba mu koy def xëy na bëggul woon sax kenn di ko wax mu yëkkati xaalisam génne teg ci taabal ci pour débloquer situation bi pour que mutuelle bi ñu continuer di ci mën a bénéficier wu. loolu ak leneen bokk na ci li nga xam ne Khadim mën na koo teg ñun ñi dëkk ak moom wala ñi nga xam ne ñooy ay bokk mën koo seede ni kon def na kon nag ki la jox ndekki su la diggee añ wala mu dig la reer su dee am ngam xel war nga ko mën a gëm te nag garab su la sutul du la may ker tey bari na fi ñuy wër di lay comme niñ koy waxee waaye am na ci ñoo xam ni puusuñu paasuñu te nag ñi may wax xëy na dinañ xam ñi may wax voilà en tout cas Khadim tey mën naa teg sama loxo ni lii ak lii ak lii ak lii def na ko ci li nga xam ni mooy jeunes yi équipe Touba Gueye dañ daan dem fubal yi ñu leen di forfait ci ay godaas équipement amu leen kawas wala amu leen dàll alors Khadim bi mu fi ñëwee waxuma la am ay maillot wala ay blouson mais dem na ba équipe 23 wala 18 jours yëpp mu jënd leen ay dàll xam nga ni kooku kon. mais waa Touba Gueye am nañu ni duñ ko voter parce que da doon jàpp seen doom yi di tëj. non xam nga loolu moom moo wax la ko encore une fois nit unanimité amul fenn
yàlla mii suñu borom nga xam ne moo sàkk ñëpp am na ñoo xam ne tey nanguluñ ko loolu. donc loolu moom xëy na ay wax la yoo xam ni peut-être du amul sax importance te Xaadim du policier bay tëj kenn xëy na loolu tamit waxi kii la rek waxi yàq la rek waaye. kon loolu baax na léegi bëgg naa nga tënkal ma tuuti nu ngeen gisee gestion le maire sortant bi. waaw merci beaucoup Cheikh Tidiane ñun bi campagne bi commencé. ñun dañu tijjee suñu campagne ci consultation gratuite boo xam ni consultation médicale gratuite jëli ay médecins ñu ñëw puri population bi nekk foofu yépp aux alentours ñu consulter leen jox leen ay médicaments distribuer fa ay moustiquaires loolu doon benn geste humanitaire boo xam ni dafay refléter candidat bi en personne mais campagne bi ñu def nañ les 38 villages et les 26 hameaux mais daf ñu permettre ñu def benn état des lieux bu catastrophique ci commune bi su ma ko mënee tudde noonu parce que tey foo mën a dem na ngay laaj l'équipe le candidat sortant ou bien le maire sortant lan la fi def ndax mën nañ laa tegal baaraam mais en l'unanimité dara lañ lay wax defu fi dara même si su fekkente ni képp ku fi toog di nga def mais pour wan la ni xëy na bëgg am na mais man dafay des du ko bëgg rek di nga mën te maire wax dëgg yàlla jàmbaar la bëgg na mais dafa mënul. mais ñi ma àndal nee nañ def na parce que forage bi. non xam nga dafa am loo xam ni dafa am loo xam ni loolu bokk na ci yëpp askan wi aussi. Thiénaba dafa am statut particulier yoo xam ni communes yu bari amuñu ko. Thiénaba dafa am un xalif général. Baye Cheikhou tey président bu mu mas a toog Sénégal teg nga fi sa tànk. bépp ministre di nga fi ñëw te lépp lu mu ñaan dinañ ko may. Thiénaba tey ci mbaaxu Serigne Thiénaba waroon naa fekk mu passé fii fuuf su fekkoon am na maire bu compétent parce que lu mu ñaan président dina ko may mais maire bi est-ce que il est capable d'aller chercher li ko xam ni moom la ko may pour andi ko ci population wala déet mais loolu amul. les programmes de l'État yi nga xam ñu ni projet lampadaire yi ba tey commune bi jotagul seen wàll. parce que nañ li fi nekk xalifa bi lañ ko may. loolu dafa bon loolu peut-être xëy na man mënuma ci tontu mais pour wan na lee xëy na ñàkk compétence wala ñàkk gis-gis dafay feeñ foofu tey programme yi nga xam ne état bi teg na ko moo xam Promoville la moo xam ay PACASEN la moo xam ay PUDC la moo xam ay PUMA la amul benn programme boo xam ne gis nga ko fii au niveau de la commune ñu ni ñi ngi intervenir ci domaine bi wala ci domaine B te pourtant maire suñ ko tegee lan mooy liggéeyam mooy dem jëli service public yi ñu indi jox ko say population pour ñu dem di wuti au niveau coopération internationale coopération décentralisée ñu indi teg pour sa population jëriñu parce que bul fàtte bi ñu defee réforme en 2013 acte 3 de la décentralisation dañu def communalisation universelle jox maire yi jox communes yi benn statut boo xam ni ñoom ñëpp ñoo yam léegi de plein exercice ñu mën a dem outil coopération décentralisée mën a dem outil ay financement mën a dem outil leneen ak leneen indi def pour que sa population mën a am njariñ waaye su fekkee da ngay toog ci maire di xaar fonds de concours fonds de dotation di xaar budget amaana dinañ la jiiñ sax loo deful te parce que dara nekku fii en réalité parce que budget bu matul 200 millions mënoo ci régler dara tey léppay metti santé bi soo xoolee poste de santé yi ñëpp même problème bi soo xoolee école yi lépp même problème soo xoolee yoon Thiénaba mooy seule commune boo xam ni amul benn piste bu ko traversé de point A vers point B yëpp commune yi ko wër yi nga xam ni mooy Fandène soo jógee Fandène ci tali ngay daw wala ci Rana ba dugg Kër Mbaye Gueye foofu la yem soo jógee Touba Toul ba Kër Yaaba foofu la yem soo buggee Chérif Lo ba Mbaaleen foofu la yem Ngunjaan bii da ngay dugg fa la yem Kër Mor soo jëlee Noto ba Kër Mor Ndiaye foofu la yem alors maire lan la fi def luñ mën a wax mais yaa xayti soo mënul da ngay bàyyi mais wër naan ay def naa fi li xaritu état koo xaritoog état pendant 10 ans wala 12 ans defaloo sa commune dara ñaari at yi dese président taxul nga mën fa defal dara nañu may jàmm su mënul na dem ñi man ñëw def wax dëgg yàlla loolu yomb na parce que nag attention commune bi du moomeelu kenn ñi fi dëkk ñoo ko moom man je lance un appel aux populations qu'ils prennent leurs responsabilités mooy lan mooy xool kan la ñuy jox seenu carte parce que lii fi nekk franchement doxul constat est général ñëpp loolu lañ wax koo wax mu ni gisuma lu mu fi def école yi manqué nañu clôture
poste de santé yi manqué nañ appui ñëpp secteur boo jël tey soo laalee day metti candidats yi nag bëri nañu xam naa dinañ ci ñëw ci kanam mais ñetti façon type de candidat moo fi nekk candidat bi nga xam ni toog na ba pare bëgg a toogaat muy sama papa ma koy nuyu de passage mais man dama koy ñaan na dem toog wax dëgg yàlla di jël retraite am bàyyi xale yi comme am na doom yi mën a taxaw yu ko mën a kaasal war na mën a dem toog keneen ki ci des beneen type de candidat mooy ki toog 7 ans 5 ans ñu prolongé ko 2 ans muy 7 ans mënul teg baaraam ni lii moom moo ko fi def kooku tamit dañoo war a abal bàyyi keneen. mais ñoom nanguwuñ loolu de ñoom. non loolu nanguwuñu loolu mais loolu moo am mënuñu laa tegal baaraam lii parce que su fekkee ay sapeur pompier ay gendarmerie loolu ku nekk xam na ni. mais boobu ba tey maa ngi leen di woo pour ñu ñëw ci émission. non duñu ñëw xanaa suñu déggee sama kii bi dinañ ñëw. xëy na dinañ ñëw mais daal pour wan ne la wax dëgg yàlla ñoom dañoo war a bàyyi keneen ñëw. ki ci des nag mooy ñi nga xam ni mosuñoo yor. ñoo ci ëpp sax nag également mais am na ci ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla man jàpp ma ni seen candidature sérieux boo xam ni parce que maire yi du ay caaxaan maire du ay caaxaan koo xam ni yow mënuloo sa bopp lu bari nga taxaw naan da ngay laaj maire yi franchement loolu c'est pas du sérieux te ñi nga xam am na ci tamit ñoo xam ni wër di jox ay di tuumaal nit wala di wax nit lu ñaaw loolu jaru ko fi parce que maire yi yàlla tudd na ki koy yor ba pare te li ñu bokk moo ëpp doole violence verbale bi baaxul am na ci ñoo xam ne ñu ngi accuser nit di wax nit lu ñaaw pour lan pour bëgg rek nit yi fal leen xamuñu ni loolu dañuy wàcce seen bopp mais du tax nit fal la parce que macha allah loolu daal laa amoon lu ma ci wax ci côté boobu Mouhamadou Amine Niang li nga tënk ci gestion maire nekk na loo nga xamee ni am na solo xëy na du jàq ñoom dinañ ci am tontu incha allah buñ ñëwee ci émission bi bëgg naa nga tënkal ma wax ma juróomi point ci seen programme. Merci beaucoup Cheikh Tidiane loolu dama ci. man nag damay tànn ñaar yow nga tànn ñett. man damay tànn éducation ak santé yow nga tànn yeneen ñett. waaw baax na yooyu daf may gën a neex sax parce que soo ko tànn loon man dinaa ko tànn. parce que man acteur éducation la. man je suis dans l'éducation man ci jàng ak jàngale. dama koy xaaj ci ñaar nag te ñaar yëpp dafa ma laal mooy ci jàngum daara man je suis un natif de daara parce que ci système boobu ci laa suqalikoo ba taxaw mais aussi ci système classique bi parce que tey suñuy wax jàngum daara mairie bi taxawaay bi mu war a am ci daara yi ku wax Thiénaba wax statut bi mu am wax école Mame Amary Ndack wax li nga xam ne moom lay représenter au niveau national au niveau international tey taxawaay biñ ci maire waroon a def dafa des tey ci suñu programme dañu fexe ba dundalaat école wala suqali école Mame Amary Ndack d'abord mooy ba nga dimension spirituelle dimension philosophique ak dimension scientifique bi nga xam ne am na ko defar des élaborer des documents scientifiques ba nga xam ni tey fu nekk la nit di mën a jógee man di def ci ay recherche fii ci école Mame Amary Ndack di def ay thèse di def ay mémoire pour que nit fu ne mën na fee jóge di ñëw def aussi bibliothèque Mame Amary Ndack nga xam ni lépp luy vestige lépp luy document mën nañ ko fee dajale pour que commune bi mën a am développement mën a am suqaliku daara yi su ma ci ñëwee tey li fi Thiénaba waxuma biir Thiénaba rek mais commune bi commune la boo xam ne li fi nekk ci daara bari na waaye tey amul benn structuration boo xam ne maire def na ko pour jéem leen a dajale ba nga xam ni mën nga am interlocuteur tey soo soxla woon borom daara yi amul te loolu tey dafa waroon a am parce que daara dafa nekk loo xam ni Sénégal dafa bokk ci ñun suñuy réalité dafa parce que nit Imam Shafi'i yi dafa waxoon ni képp koo xam ne da nga bëgg xam-xam da nga bëgg àdduna demal nga wuti xam-xam képp koo xam ne da nga bëgg alaxira demal nga wuti xam-xam képp ku bëgg àdduna bëgg alaxira demal wuti xam-xam waaye képp ku bëgg xam-xam demal nga wuti alquran nga jàng alquran donc loolu mu doon loo xam ni lu am solo la ba pare ñun li ñu prévoir ci suñu programme mooy def ay daara de métier daara yoo xam ni dinañ permettre xale yi mooy ñi nekk internat wala ñi nekk ci daara traditionnel dinañ mën di jàng mokkal seen alquran waaye amaale seen métier nga xam ni suñu génnee dinañu mën a dem daan seen doole wala def leen loo xam li nga wax ni jàpp naa ni war nañ ko mën a def même bu ñu askan wi falul bu ñu organiser woo rek mën nañ ko. waaw non xam nga dafa am loo xam ni tey man kenn faluma kenn joxuma benn ndombal tànk c'est-à-dire nekk un intrus su ma jógee ni dama bëgg a def loolu amaana bët bi ñu may xoolee du bokk ak bët bi ñuy xoolee autorité locale
te maire bul fàtte ni c'est le premier magistrat de la ville su taxawee ni lii kat dama ko bëgg a def woo sëriñ daara yi ci dans une concertation communale woo ñëpp ñu ñëw mun leen lii ak lii yàlla xam ne dinañ ko génneel programme yoo xam ni wala dinañ ko génne xalaat yoo xam ni su ci jaaree njàngum daara mi dina gën a suqaliku dina gën a jëm kanam. bref ñu dem. loolu mooy wenn wàllu wi. beneen bi ci des wàllu éducation classique. su ma ko waxee Thiénaba benn lycée la am lycée bi te cycle long la donte nekkul ci domaine compétence mais jàpp naa ni comme li ma la wax léegi maire war na xool li population soxla mu dox ci wax ci pour loolu mën a ñëw. Thiénaba benn CM la am muy CM Thiénaba CM bi ci topp mooy CM Bangaaj te grâce à Khadim Gueye bi nga may laaj ci ay démarches am ci la yàlla dogale ba CM boobu am foofu. Thiénaba nekk dëkk boo xam ni école yi fi nekk école élémentaire yi école yëpp daanaka yëpp ku ci ne yaa ngi am looy jàmbat am ay abri provisoire école yoo xam ni xaaj bi amuñu mur clôture man may liggéey ci loolu di ko xam di nekk ci benn département boo xam ne maire yi ni ñu may sollicité pour bëgg rek seen école yooyu jàkk waa ana maire bi lan lay bàyyi ba élection jub si ngay tëb di njëkkante naan da ngay miire ñaar ñetti école te loolu 7 ans nga nekk fi mënoo ni lii laa fi def lu mu tax ñuy wax donc dama jàpp ni il faut qu'on soit sérieux un peu parce que éducation dafa nekk socle de développement mooy levier wu tout développement l'éducation mooy levier bi donc loolu nag mais nag malheureusement c'est un peu dommage su fekkee dañoo am maire boo xam ne xëy na jàngam soriwul peut-être du mën a jox yitte dëgg éducation donc moo tax man damay wax ñi nga xam ne ñooy population bi ñu jël seen responsabilité en main xam ni seenum njàng seen njàngum doom moo leen war a nekkal priorité ñi nga xam ne ñooy jàngi lycée Thiénaba di jóge fii Kër Ibra Ñaan Touba Gueye ba Kër Madaro wala ci beneen axe bépp dañuy dox ba sonn mais dañu proposer ay bus scolaire bus yoo xam ne ci territoire communal bi dañu fiy daw nga xam ne dañuy prévoir ñi nga xam ne ñooy xale yi ñu defal leen ay abonnement nga xam ni parent bu ci nekk à 1000 francs 1500 ba 2000 dina ko mën a jënd dina ko mën a abonné di jël kaar yooyu beneen population bi nga xam ni duñu ay élèves ñuy fay normal te loolu suñ ko organiser mën na fexe ba dimbali xale yi ba déperdition scolaire bi am xale yi bàyyi jàng loolu dina wàññi. incha allah Mouhamed Al Amin loolu am na solo ñëwal ci santé bi parce que temps baa ngi daw. merci beaucoup mënoon naa ci gën a développer parce que tamit comme li ma la wax léegi voilà dafa am solo beneen bi ci des ci wàllu santé moom it bala nga naan naam ne fa tubaab bi dañuy un esprit sain dans un corps sain soo wérul mënoo def yenn yi donc loolu Thiénaba dafa am 4 postes de santé yoo xam ni dañuy gërëm nag comité de santé yi ak ICP yi fa nekk ay jàmbaar lañu mais dañ leen a seetaan santé nekk compétence bu ñu décentraliser jox ko bu ñu transféré jox ko maire yi ñu war koo taxawu mais tey Thiénaba amul lenn loo xam ni bëñ sax kenn mënu koo dindi ci biir commune échographie fan yi laa dégg ñu ni am nañ appareil échographie ma ne alhamdulilah waaye ba Thiénaba nekkee Thiénaba ba léegi ab échographie soo koy def Thiès nga jëm wala Xombal wala nga dem feneen te pourtant avec 35 000 habitants permettre nañu norme OMS ñu am un centre de santé même si c'est secondaire loolu mën a dem uti ay partenaires ñëw tabax ko fii Thiénaba parce que am na dimension bi am na dayo bi te loolu la ñu war a def ñun loolu la ñu proposé ñu tabax benn centre de santé boo xam ni c'est secondaire wala équipé ko des équipements modernes dooleel aussi li nga xam ni mooy poste de santé yi dekkalaat case de santé yi ba nga xam ne dinañ mën a def les premiers soins au niveau des villages loolu moom la ñu am gis-gis ci wàllu santé. ñaar yi nga wax yëpp am na solo muy éducation bi ak wàllum santé bi. léegi yow dolli ma benn. très bien voilà programme bi ma la ciy jox mooy wàllu infrastructure. su ma waxee wàllu infrastructure dama koy laytaaye agriculture d'abord. agriculture commune Thiénaba 160 kilomètres carrés la. 110 yëpp zone la boo xam ne dañ ko mën a béy muy xur mooy nga jógee Kër Mbay Guèye ba Kër Yaaba nga jógee Mbaaleen ba Kër May foo jaar daanaka suuf la soo xam ne mën nañ koo béy. mais malheureusement amuñu benn accompagnement amuñu benn taxawu boo xam ni service mairie bi def na ko ci ñoom dañ leen a seetaan système arrosage yi ñu daan def il y a 20 ans moom la ñuy def ba nëgë ni peut-être li ci bees mooy gas nañ ay teen boole ci waaye système d'arrosage yi ñu daan def ay kii loolu la ñuy def amul benn accompagnement boo xam ne mairie bi war na ko mën a teg pour jàppale leen dimbalewu leen ci wàllu semence dimbalewu leen ci wàllu suñu bayee ba pare fan lañ koy jaay dimbalewu leen ci wàllu formation ku wax bay xam ni dafa doon lu am solo te ñun suñu dëkk yi nga xam ni
60% ay baykat lañu dañ leen waroon di tàggat ci wàllu woowu fexe di def ay centre de formation fexe aussi di def ay centre de transformation pour li ñuy bay tey duñu ko jël rek di yóbbu Thiaroye wala di yóbbu Noto wala yóbbu Touba Toul fexe ba wut marché dimension locale dimension communale bu mag marché central boo xam ni lépp luñ bay tey kenn du ko yóbbooti dañuy ñëw exposer ko fii nit yi di jóge feneen di ñëw di ko jënd si ñu fexe def ay centre de conservation chambre de conservation yoo xam ni li ñuy bay su dee soble la su dee kaani la su dee leneen dinañ fexe ba bay denc ko ba nga xam ni képp ku ñëw di nga ko fi mën a fekk def aussi ay centre de transformation ñu mën koy transformer autrement di ko yóbbu ci grande surface yi wala ci kii supermarché yi di ko fa jaay. donc am na solo mais ba bu ngeen ñëwee du ngeen mel ni gars yi. ma wax la dara nag du ñu mel ni gars yi parce que li tax Khadim ay nit yu am valeur ñoo ànd ak moom ay nit yu digne. benn vidéo muy fecc de ba ma koy laaj ba xam du. ah non loolu kii la rek. loolu xale yee doon fo rek. yooyu moom mais tey ay homme de valeur homme de confiance homme de consensus tey man maa ngi ànd ak Khadim mu wóolu ma def ma directeur campagne mais tey lépp lu ma jàpp ni lu baax la dama naan ko lii kat lii la ñu war a doxal muy jaar ci loolu te li muy def jàpp naa ni méngoo na ak sama gis-gis waaye tey bis bu demoon ba toog wane leneen aussi man damay delluwaat fa ma nekkoon parce que loolu mooy àndu dëgg donc léegi bëgg naa xam ba xam bu leen askan bi tànn ki fi askan bi tànn est-ce que yéen pare ngeen pour ànd ak moom liggéey. ah non ñun askan wi dañuy tànn nag askan wi du gis candidat bu baax bi di def leneen rek ah non question boobu moom waaw d'accord mais quand même ñun dañ comme niñ koy amee habitude di wax kii toog yàlla xam na ko ba pare ñun programme la ñu am vision la ñu am ñëw jox ko population te yaakaar naa population bi toll na foo xam ni kenn mënatu koo nax donc dinañ vote bi nga xam ni mooy baax mooy jàmmi gox bi mooy bulletin bi nga xam ni moom laa leen di wan beneen bi mooy jàpp naa ne lu mën a xew ñun comme niñ koy defee man étant Mohamed Al Amin kenn faluma kenn defuma dara mais terewul daan naa jóg di dox pour lu jëmale gox bi kanam jéem naa lu dul benn du ñaar ay projet yoo xam ni dama koy jëli ci àll ba ñëw indi fii te boobu sax amaan defuma politique di ko jël di indi donc ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne dañ naan falu rek wala dara ñun maire terewuñoo nelaw falu terewuñoo ñàkk ñoo tax a liggéey ñun li ñu gëm mooy Thiénaba la ñu gëm lépp luy développé Thiénaba suñu loxo ngi ci lépp lu koy jëmale kanam ñu ngi ci. am na solo Mouhamed Al Amine yan consigne ngay jox sa militants yi pour le 23. waaw consigne bi ma leen di jox daal benn la rek mooy ñu woteel coalition jàmmi gox yi mooy bulletin bu weex bi am mbind mu bleu mi am picc mu weex mi ci digg bi mi ngi nii maa ngi leen koy wan. nu ngeen gisee campagne yi àll bi lan la leen wan. waaw campagne bi nag wax dëgg yàlla dañuy gërëm waa population Thiénaba yëpp waaye di nga ma permettre bala may jeexal foofu ma am lu am solo lu may wax gis nga politique du métier politique pas temps bu gàtt la gis nga le 24 boobu ngay wax dañuy doonaat ay mbokk dañuy doonaat ay xarit dañuy doonaat leneen dara jaru fi loo xam ne di nga gis sa morom di sëgg donc soo bëggee politique wutal programme nga teg ko di ko politiquer mais pas ngay jël nit yi di leen sosal di leen wax lu ñaaw di leen tuumaal ci loo xam ne tegoo ko fenn foofu da nga may ma ñëw dafa am maire Talla Diagne dafa fi ñëw wax ni Khadim dafa am président Guinée moo ko financé moo ko jox 30 millions waa man ni yaa xëyti Khadim ba mu juddoo ba tey di liggéey am lu ëpp juróom fukki at nekk au niveau international su demee ba amatul lum campagne yaakaar ci beneen président loolu dama jàpp ni ñi koy wax sax suñu xalaatoon tuuti dinañ jël beneen loolu muy waxi kese am benn candidat bu nekk fii waaw tëj naa ko 10 bi sama xarit la dinaa ko tudd Khalifa dama jàpp ni xëy na dégg naa ko mu wax loo xam ni loolu daf koy tuutil rek waaye du ko jëriñ dara naan Talla Diagne ak moo boot Khadim Gueye mais loolu du waxi dara Khadim tey su bootatul kenn du ko boot Khadim tey ñi fi nekk ñëpp je défie quiconque amul ku ko ci ëpp background
amul ku ko ci ëpp relation amul ku ko ci ëpp compétence tey su demee bañ naan kii nekk loolu xam nga ni c'est du sabotage mais c'est pas du sérieux nañu wut programme. Khalifa maa ngi lay wax nga wax ci programme. Khalifa defar na programme bu 40 pages. bon loolu. non loolu moom xam nga gis nga programme contenu dafa gën forme gis nga am na def sa pour 40 pages man mën naa def 80 pages yoo xam ne daanaka soo neexee dara du ci nekk lire naa ko mais daanaka. xam nga programme dañ koy axé sur les résultats li ñu naan gestion axée sur les résultats c'est-à-dire yow lii laa bëgg dem wut mooy ñëw indi dem non voilà comme nag man dama bëgg ñuy wax ci programme pas ñuy wax ci nit keneen ki nee na Khadim day jaay suuf waaye yaa xëyti Khadim kenn mësu koo fal Khadim kenn mësu koo jox poste Khadim kenn mësu koo def nangam ngay wër amul programme naan Khadim day jaay suuf mais attends quand même loolu gis nga Khadim loolu ñuy wax coowul 600 hectares loolu moom victime la ci parce que ay toolam naroon naa bokk ci yi nga xam ni moom la ñuy luubal waaye daf ci jóg dox ci jël ay responsabilités bind au président de la République bind ko une lettre boo xam ni daf ko jox ñi ñëpp muy préfet muy gouverneur muy même le maire actuel jox leen ko yóbbu ko ba ni au niveau de la présidence ba ñu demee ci la ñu woo maire mu ñëw toog Boun Abdallah Dionne moo ko woo keneen ki ñu ci tudd mu ñëw toog mu ni ko lii may dégg nu mu demee damaa bëgg mu dakk ci saasi noonu lañ tege yëf yi ci suuf. kon Khadim doonul koo xam ne kuy jaay suuf. Mouhamed Al Amine li nga wax nekk na lu am solo parce que violation verbale mooy indi violation physique. te ñun ñëpp ñoo bokk commune bi. comme ni nga ko waxee le 24 ñun ñëpp dañoo war a àndaat kon lépp dafa war a rafet. kàddu yi rafet jëflante yi rafet parce que ñoo bokk dëkk bi. bu dee ñun ñëpp defar dëkk bi moo ñu ñor kon nañu rafetal comme ni nga ko waxee. nu ngeen gisee candidat yu bari yi. waaw loolu nag candidat yu bari yi man dama ci am ñaari lecture benn bi mooy dafay wane ni démocratie bi mi ngi dox peut-être xëy na moo tax ba ku nekk mën a wax ba pare dafay rendre suñu conseil municipal d'une gouvernance concordante c'est-à-dire dina am toutes les sensibilités dina ñëw teew foofu dina permettre des jeunes yu am compétence mën a ñëw di siège foofu loolu benn la beneen lecture bi ci des lecture transversale la mooy lan mooy am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla xëy na turu candidat la wala turu monsieur le maire la wala ay calcul politicienne moo leen ciy dugal. bëgg ñoo def escalier pour àgg ci kaw. pour àgg ci kaw wala pour leneen. waaw ba Khadim bokku ci. ah non Khadim bokku ci. Khadim su voilà su bokkoon ci parti mën nga ni loolu la mais Khadim loolu taxu koo jóg. donc am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla manqué nañu sérieux ci li ñuy def. xëy na soo liiree sax wala campagne bi dina la permettre nga mën a xam candidat yi nga xam ni candidat yu sérieux lañ ak yi nga xam ne sérieux wuñ man daal franchement maa ngi woo ñëpp ñu ànd ak dal ak retenu xam ni comme ni ma ko waxee léegi violence bi amul solo waxante lu ñaaw amul solo ñun ñëpp ñoo bokk baay ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey am candidat yi koo ci gis mën naa sa mbokk la koo ci gis sa mbokk la koo ci gis sa xarit la koo ci gis man ñëpp bokk ñëpp ku waat sama mbokk la wala sama xarit la wala dëkkandoo lañ donc du ma ciy wax kenn lu ñaaw. candidat yu bari est-ce que du avantage du maire bi fi ne. non man dama jàpp ni c'est au contraire. waaw dama jàpp ni kay ñoom ñëpp dañuy ànd daanu rek. waaw Khadim da leen di yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf parce que Khadim problème bi mooy dañ doon wax Khadim day yàq xaalisam Khadim kenn xamu ko Khadim daa yéex a ñëw mais ñun xam nañ li ñuy def parce que ñun aussi duñu ay jaayil teg stratégie teg plan boo xam ni nee nañ lii suñ ko tegee. ah Khadim kenn dootul waxati Khadim kenn xamu ko léegi bi ñu kiyee te gis nañu effet bi ba nga xam ni léegi Khadim mooy sujet campagne yu nit yi. léegi bagaañ moom dégg naa moom. non est-ce que fayul gars yi non du bagaañ kese de bagaañ nga gis de xaaral ba le 21 nga ñëw Touba Gueye ba gis meeting de clôture bi. xam ni ku ko jéem ak ku ko man duñu benn. Khadim du seen morom yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf lay def xam nga dañ naan bàcc bi mais kii nag day jàkkati ba ci kaw dóor ci suuf. kon baax na incha allah yàggatul le 23 léegi mu ñëw incha allah. incha allah waaye nag na lépp am ci jàmm lépp jàll ci jàmm. bureau de vote yi ñu jaarale ko yoon. benn violence bañ faa am. ñu xam ni ñun ñëpp ñoo bokk commune bi. incha allah ku gañe itam ñun ñëpp ñoo ci am droit de regard pour mu teg dëkk bi ci yoon incha allah. parce que yaakaar naa ne jeunesse bi ma gis moom léegi yeewu nañ. dootuñu nangu kenn di jël seen suuf di ko jaay. wala li war a dem ci askan wi di dem ci ay poosu kenn. macha allah Mouhamed Al Amine bëgg naa laa laaj benn question.
est-ce que après élection yi jaaduwul ndaw ñi fi nekk ñëpp ñu xool nu ñu organiser woo pour jéem a xool benn programme bu ñu mën a développer Thiénaba parce que Thiénaba wax nga ko sànq. dafa am benn statut bu am solo mooy xalifa général dafay nekk. te ku ne boo génnee ñu ne la foo dëkk nga ne Thiénaba boo sañoon mu mel ni dëkk religieux yëpp mel. loolu est-ce que warul mën a ne. effectivement Khalifa question boobu question bu am solo la. Khalifa tiital na la de. Cheikh Tidiane non Khalifa Cheikh Tidiane question bu am solo la. damay lancer appel jeunesse bi. xëy na loolu gisoon naa ci ay initiative yoo xam ne ñu ngi ko doon def ay jeunes yu mel ni ay Alpha Diop yu mel ni ay Saga yi yu mel ni ñeneen ak ñeneen di ci def yu am solo ak Pape Mor Silla maa ngi leen di nuyu de passage di jéem a regrouper jeunes yi soo gisee groupe Thiénaba groupe jeunesse Thiénaba groupe WhatsApp bi ñu ngi commencé di ci def ay initiative yu baax mais dafay dem ba loo xam ne gis nga politicienne dafa baax dafay yàq jeunesse dafay dem ba da leen di dugal ci leneen ay parparloo ay violence ay waxante lu ñaaw te loolu amul njariñ gis nga lu am njariñ mooy li ñu bokk ñun suñu centre d'intérêt mooy Thiénaba lépp loo xam ni pour suqali Thiénaba la dañ ci ma wax la benn anecdote jeunes yooyu ma la limal léegi woo nañ ma fi ci ñu ni dañu am benn réhabilitation école Serigne Ibrahima Seck dañoo bëgg a jël initiative defar ko biñ ma waxee dama jóge Dakar ànd ak 5 techniciens yoo xam ne ministère lañ jógee ñëw fii ñu def liggéey def étude bi def lépp élaborer projet bi delloo leen ko pour wan ne la ñun xëy na li ñu ñor mooy Thiénaba pare nañ ci nag pour def ci lépp pare nañ ci pour lépp loo xam ni parce que moom la ñu am mooy suñu sac parce que tey man ku ma wax foo dëkk Thiénaba laay wax te dama ciy am ànd ak fierté te Thiénaba comme ni nga ko waxee du nekk këru diine tey ku ñuy gis nga dëkk Thiénaba da nga war a refléter yow image yu Thiénaba donc loolu même su lii passé man maa ngi woo ñëpp te incha allah dinañ ko waxaat mais dinañ ci toog jéem ci def benn cadre démarche boo xam ni dina jéem a dajale jeunes yëpp dans un cadre de réflexion pour que ñuy xalaatandoo di xàccandoo parce que ñàkk organisation boobu man jàpp naa ni bokk na ci li tax ku teew sañ a def lu ko neex parce que doo am benn association des jeunes bu am influence pour bu la war a mën a taxaw sa kanam def la face loolu tam faw ñu bàyyi ci xel Mouhamed Al Amine kontaan nañ bu baax ci yow ñoo ngi lay sant nañ la bàyyi nga joxe sa kàddu gu mujj ci émission bi. merci beaucoup Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu bu baax yow tamit di la féliciter également di nuyu Talla ak techniciens yi nga àndal yëpp di rafetlu aussi seen démarche bi nga xam ne moom ngeen di def di leen ñaanal yàlla ngi yàlla def ngeen nekk télé yu mag a mag a mag bañ bokk ci télé yi ñu njëkk a lim fii ci Thiénaba mais aussi di wax population bi di leen ñaax dimanche incha allah le 23 ngeen génn massivement dem voter non seulement ngeen génn dem voter mais ngeen xam kan ngeen di voter parce que voter pour voter rek loolu amul solo voter bii ñuy voter 5 minutes la pratiquement su guddee ba gudd 15 minutes waaye 5 ans yi ci kanam daf koy impacter donc xoolal bu baax yow mii may jàkkaarlool kan ngay jox sa carte bi xoolal ndax kii may jox sa carte bi ndax Thiénaba moo ko tax a jóg wala mbiri boppam moo ko tax a jóg te loolu jàpp naa ni soo ci tontoo mooy sa carte yi Khadim Gueye nga koy jox coalition Jàmmi Gox bi donc maa ngi leen di ñaan ñëpp le 23 ngeen génn vote ji 18h balaa 20h incha allah ñu célébrer suñu victoire. àndandoo macha allah Mouhamed Al Amine Niane ñoo ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal si woyof bi nga xamee ni am nga ko ba sawar lool ci ñëw teew bokk ak ñun émission bi nga xamee ni mooy émission wàllu Thiénaba nga xamee ni gars yi ñu ngi koy commencé di suivre bu baax. di gis nañ encouragement yëpp tabaarakallaa dina tax ñu gën a góorgóorlu gën a def yitte di nuyu bu baax a baax Talla Diagne comme niñ ko waxee rek Mouhamed tëjee ko léegi kenn ku nekk am nga masuliya ci li nga xamee ni yaa ngi ci ki nga xamee ni yaa ngi koy voteel looloo war a tax kenn ku nekk ci ñun moo xam muy ñiy yaay wala ñiy papa wala ndaw ñi ñëpp ku ñuy tànn nañu xool kan la gis ni moo ñu doy ñu tànn ko ngir yàlla bu ñu ko tànnee ngir yàlla bépp njumte boo nga xamee ni def na ko suñu borom dañu koy jégal waaye bu ñu ko tànnee ngir suñu intérêt lépp lu mu fi def luy jubadi dañu ci am ay responsabilité te nag kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kon nañu xool bu baax a baax ñi nga xamee ni ñoom la ñuy voteel bañ a voteel kenn pour suñu intérêt waaye ñu voteel ki ñuy voteel ngir intérêt dëkk bi waaye itam lépp jàll ci jàmm lépp dox ci jàmm lépp jaar yoon
benn njuñ jaaj bañ cee am. ñoo ngi sant ñëpp di sant ki ne ci technique bi DG Talla Diagne di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci beneen numéro.